non dañ ko war a condamné ba pare et puis dañu war a retirer licence am dootul war a participer ci benn jongante politique ci dëkk bi waratu fee mën a doon dara parce que du exemple du référence moom it bokk na ci ñu nar a déglu. moom it même wax ji la wax. non moom lu mu waxati. Cheikh Omar moom il est dans ses contradictions ak Ousmane Sonko. ci gis-gis yi wuute yi. mais souvent yenn kàddu yi ñuy faral di yëkkati. amaa day doon kàddu yi xaw a dëgër. xam nga nettali xuloo moom xuloo la quoi. mais bëgguma cee sori waaw. mais comme wax di cheikh bi wax. waaw xam nga yéen seen école bi man jaaxal na ma. comprendre nga. parce que bon ñun ñi nga xamante ni ay doomi daara lañ wala ci alxuraan la ñuy jël référence da ngay gis yàlla buy wax yonent bi dafay jaar ci mbir mi carrément. ne la njiw nee nañu da ngay fen ah. ba muy wax Isa ak wàllu bande Israël yi añ na ko yow Mariama yow sa ki la jur du caga noonu la ko waxee ah sa papa du débouché noonu la ko alxuraan waxee comprendre nga léegi nag bon je ne sais pas yéen bon seen école bi dañ leen di tere ngeen jaar ci di gars yi ba pare ngeen bëgg ci def débat comprendre nga c'est un peu mais Cheikh Omar Diagne bettuñu Cheikh Omar Diagne aussi bon bettuñu comme ni nga ko waxee lépp a ngi tàmbalee ci sortie Ousmane Sonko ci assemblée nationale. Ouais. position gi mu amoon ci mbiru secret médical yi. ak yenn kàddu yi ci mbiru borom ñaari tur yi ak coowal ñoom Pape Cheikh Diallo bi. donc mu émettre ay critiques ak ay positions yoo xamante ni nag xëy na nag. yaa ngi junj rek quoi. kàddu yi xaw na dëgg. wàcceel aay bi ñu waxtaane ko parce que fii Sénégal la. waaw mais jëriñ nag. yeggali la danaa ci ñëw après. xam nga yow tey jii lii secret kii la parce que boo ma yónnee woon sujet yi avant may yegg si. su boobaa naa ko traité nga xam ne question yi ak question yi nga may laaj ma traité ko avant may ñëw. bu ko defee boo ñëwee ba ma joxee kàddu rek damay jàll. comprendre nga bu subaa dee ma yónnee affaire bi comme yenn bagage yi bu ko koy laal. comprendre nga comme ça ñu mën a tu vois mais Cheikh Omar Diagne bon c'est un habitué des faits comme ni nga ko waxee éternel contrat la nga ko tuddee contradictoire ci boppam donc lan lañ koy wax moom it c'est la même chose ni muy waxee day mel ni politiqueul mi ngi waxee dafay mel ni dafa am lu ko metti dafa mel ni tamit maanaam xam nga ku wax feeñ dafa am ñoo xamante ne bu ñu waxee rek nga xam ni seen xol yi vraiment dafa mel ni kiñaan daf ci nekk daal ak ñàkk nangul li yàlla dogal te toujours man fi ma taxaw laay taxaw quoi kilifa dañ koy wormaal Ousmane Sonko tey ak Ousmane Sonko démb ci opposition bokkul Ousmane Sonko tey c'est le premier ministre du Sénégal dañ ko war a wormaal dañ ko war a jox cëram tu vois bu fekkee ni tamit wax na loo xamante ni yow d'accord ci yow mën nga ne gisewu ma ko noonu déggewu ma ko noonu xalaatewu ma ko noonu nii ak nii laa ko gisee man mii tey jii Ousmane Sonko le premier ministre loolu mu wax ci sàngu wor ma borom ñaari tur yi góor jigéen yi ba ma ko déggee ak raisonnement ak fi mu ko teg ci njabootam angle boobu di nga ko nangul mais beneen angle boo xamante ni bu doon mbiru góor jigéen la rek du doyo du graaw mais nag feebaru sida bi ci nekk moo doy waar maanaam pour man damaa jàpp ne ñi nga xamante ni vraiment dañu nekk góor jigéen ba pare am feebaru sida bi ba pare wëlbati ko doon ko wàllante seen biir ñooñu laaj na ñu siiwal leen ba ñu xàmmee ñoom ñooy ñan bu ko defee képp koo xamante ne amoon nga rapport ak kooku te feeñul sax ci téléphone am war a feeñul ci kii bi di nga def sa précaution dem defi visite pour xam ndax feebar bi dugg na la wala dugg la quoi. santé publique dafa posé wu. très bien parce que problème mu góor jigéen man du problème pour man tur Sénégal parce que Sénégal daf fi yàgg tu vois problème mu góor jigéen daf fi yàgg. ñun depuis jamonoy Mañang Kasek ñoom depuis jamonoy ñoom Serigne Mbaye ak ñoom ñëpp yàgg na fi tu vois. sabaru boo gis ñu ngi ca biir. dëgg la parce que yaa ngi dégg wax ji mais li nga xamante ni moo rax ci mbiru góor jigéen ñi mooy mbiru feebar bi.
te feebar bi nag comme dafa nekk feebar boo xamante ni mën na nekk ci yow ay diir te doo ko yëg mais ku ko am waaw nekki noonu sax léegi laa jot bataaxal bi jëwriñ fi ngay daanalee laataa mi àgg ci cun mel na ni soxna Lalla am na communiqué gu wadd ñeel mbiru Cheikh Oumar Diagne Abdoulaye donc defe naa boo nu ko mënee faram-fàcceel waaw donc communiqué concernant Cheikh Oumar Diagne waaw fii jëwriñ di daane la comme on parlait de lui mel na ni am na kuréelu politique am rassemblement pour la vérité àndub dëgg gi am na luñ ci leeral Abdoulaye nga leeralal ñu ko balaa ñu waaw bokk na ci li ñuy wax le rassemblement pour la vérité ànd si dëgg RVACD mi ngi informé di xamle askan wi moo xam ci biir réew ak ci bitim réew di ñuy wax opinion nationale ak internationale que son secrétaire général monsieur Cheikh Oumar Diagne a reçu un message SMS de la police en ce jour à 17h31 pour une affaire le concernant maanaam dañ ko daal dafa jot ab bataaxal bu jugee ci waa police ndiki tey ci ngoon bi 17h daanaka feggee fanweeri simili ci lu ko soxal mu mel ne nag ci mbir lu nu mel tax na RVACD di kuréel googee di fàttali que monsieur Cheikh Oumar Diagne dafa nekk acteur politique bu engagé wu ñu xam ko ci constance am ci défense su dëgg maanaam xeexal dëgg di vérité ak lu jëm ci également transparence ak intérêt supérieur de la nation sénégalaise maanaam lu soxal askan wi seen njëriñ ak lu jëm ci lépp lu mën a indi ak leeraange RVACD nag di considérer que ne di xamle ne convocation boobee donc dafa ñëw ci jamono boo xamante ni daanaka ñu ngi ci mbir mu sérieux soxal li nga xamante moom moo kon jëm ci coowul borom ñaari tur yooyu tey nag li ñuy wax tentative d'intimidation nag boo moytul moo cay yoot maanaam ak jaay doole bu nar a jëm ci moom jëmale ko ci ab acteur politique boo xamante ni bu doon tort bi mu def leen rek la mooy ñaawlu lu ñëpp di ñaawlu maanaam dénoncer un tort mu nekk loo xamante ni le seul tort est d'avoir dénoncé maanaam avec constance et courage les dérives du gouvernement en place maanaam bu doon dañ koy tooñ tuumaal dara ne da koo tooñ googu mooy rek ñaawlu loo xamante ni moom moo di gouvernement boo xamante dafa am ay daanaka ay jafe-jafe wala boog ay rëq-rëq yoo xamante ni mi ngi fi amu ci saafara. Donc le parti dénonce par ailleurs une justice à deux vitesses ñi ngi ñaawlu tamit leneen mooy yoon goo xamante ni dafa jeng tëddandut ndey ji seex wala njaaxaanaay ndax nag bokk na ci bi secrétaire général bu RVACD boobee nag nga xam te moom moo nekk cible bi daanaka firndeel la ci ak ay insulte ay saagu yu daw ci kawam ak sax ay attaque publique maanaam ay kàddu yoo xam ne ngi jógee ci askan wi di jëm ci li nga xam te moom moo di kon jëmm joojee di jógee ci yenn ci ay influenceur ba ci sax ay taskatu xibaar ay journalistes wala ay militants yu jege loolu nguur gi proche du pouvoir donc aucune suite sérieuse n'est donnée aux plaintes déposées créant ainsi un sentiment d'impunité pour les autres de ces attaques maanaam muy ay tooñ yoo xamante ni amul benn yoon lu mu ci àddoo ci lu ni mel nga xamante daanaka dafa mel ne ñàkk sanction wala indi li jiwaan maanaam impunité am na ci ñàkk teg ñooñu ay daan ci attaques yooyu nga xamante mi ngi dal ci jëmm joojee le RVACD di inquiété wu également d'une pratique de plus en plus préoccupante consistant à voir donc des convocations judiciaires circuler d'abord sur les réseaux sociaux parfois amplifiées par des tribunaux médiatiques acquis au pouvoir avant même que la personne concernée n'en soit officiellement informée ñi ñaawlu tamit mooy loo xamante ni jëm na ci convocation yoo xam ne daanaka ci mbaali jokko yi lañ ko njëkk a yëgee te sax yenn saa ñuy xaabaabal ci yokk ci lu ci amul wala sax muy dem bay fës ci barabu taskatu xibaar yi nga xamante ni dañ koo def sax ab attekaay maanaam tribunaux médiatiques yoo xamante ni sax boo ko doon xool boo xool da ngay jàpp ne ci loxoy nguur gi la nekk. loolu nag sax di am ci jamono bi nga xamante ni ki mbir mi soxal sax amul benn officiellement luñ ko yëgal ci loolee rassemblement pour la vérité ànd si dëgg moom nag mi ngi reste vigilant quant à l'évolution de cette situation et appelle ses militants sympathisants ainsi que l'ensemble des citoyens donc attachés aux principes démocratiques à demeurer mobilisés dans le respect des valeurs de responsabilité, de dignité et de paix. Le parti poursuivra avec détermination
et sérénité son combat pour la vérité et pour la défense des intérêts supérieurs du Sénégal maanaam ci jeexal ci tënk mooy kuréelu parti googee di ànd si dëgg mi ngi nag bàyyi xel bu baax a baax mbir yi fan la wànne di mujjee ki gëtam waaye tamit mi ngi woo ay militants am ak i soppeem sympathisants ak mboolem ñi nga xamante ñoo di askan wi bëgg lool takkook seen i doxalin ci wàllum principe démocratique ñu gën a nag takku def yenn say lépp rek ci sàmmonteeg suñuy jikko di valeurs yi ak responsabilités yi ba ci sax dignité ak paix ci jàmm loolu lépp nag parti bi nee na nag dina bàyyi xel li nga xamante moom moo di mbir mi te dina ci dem ak dal di sérénité waaye tamit dina topp xeex bu ni mel ba dëgg gi dana fës lool ci xeexal li ñuy wax intérêt supérieur du Sénégal noonu lañ ko tënkee ci bataaxal bi yaa Moussa. defe naa amatina solo Abdoulaye Ndiaye kon point bu njëkk boobu dañ ciy jeexal ak Thioune xam naa moom dina ci apporter analyse juridique ci kaddu Cheikh Oumar Diagne moo xam ci kaddu Maître Moussa Diop sur le plan juridique mais d'abord sa appréciation laata ñu ci côté àtte lan moo leen di xaar.